mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV benn waxtu 1 heure bisimilah leen ci xabaaru njolloor si li ci gën a fës njiitu DER Pape Amadou Sarr moom nag tey raggu na ba set ba noppi seetal boppam ci lépp loo xamante ni jëm na ci yorin gu bon bi nga xam ne ñeneen ñu ngi ko koy daal di tuumal ci janoom ak Mamadou Ibra Kane daal dina kon bàkk na mu yoree boobulee kuréel di DER waaye nag nee na lu toll ci téeméeri junni nit jot na leen a financé ci koppar yooyu nga xam ne kon moom lañ ko jagleel ngir mu jagleel ko askanu Sénégal rawatina kon ndaw ñi ak jigéen ñi lu yëpp nag ci yuuxu yi ñu ko doon def nee na kon ay nit ñoo nekk ci ginnaaw ñoo xam ne kon dañ leen daal di fay te naw leen lépp ñu koy sànni xeer kott ñoo ko def ay kàddam di ngeen ko dellu nu mu gën a yaatoo ci ndorteelu xabaar bu calande collectivité lébu ñoom nag àndandoo doon benn say lu toll nag ci téeméer ak ñaar fukk ak benn yoo xamante ne ni kon ay dëkk la ñu door di doon benn def ay doxantu ci seen biir ngir rek xool lépp loo xamante ne ni si ay jafe-jafe yu daal ko waxtaanee rawatina jëm ci wàllu suuf ñoom nag nee nañu kon loolee nag di seen moomeel kon nañu fas yéene aar ko ñongal ko ba mu daal di ñong bu ko defee ñoom ñëpp mën jigi seen boobu waaye tamit coow li ci daal di dàkk ci mim réew daan ci ànd ak Babacar Seck ci biir xabaar bu calande juma.e doon nag jubluwaayu jullitu yàlla yi ginnaaw nag weeru koor gi ceru ñu ëpp na ci ñoom fa la ñuy dem yandu fa ba dog jot ndax lañ ci jublu rek mooy fexe déglu waaraate yi ak tamit tafsir yi ngir rek gën a mën a kon delloo seen bopp suñu borom loolu lépp kon daan ci ànd ak leeral ak reportage bu Pape Mbaye Diaw ci leer njeextalu xabaar bu calande mbokk yi kon loolu moo gën a fës ci xët bu xabaar yi nes ki bu cala àndee ñu ci faram fàcce mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV xabaaru joloor si des ko door ak tolluwaay mbas mi ci Sénégal ni ki tey juróom fukk ak benn nit ñoo am yees woppi Covid 19 fukk ak benn yi di ay cas contact ñeent fukki nag nekk ay cas communautaire lu toll nag ci juróom-ñaar fukk ñoom jot nañu wér ci mbas mi bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci docteur El Hadj Mamadou Ndiaye fukk ak juróom-ñeent nit kon ñoo nekk sautage benn nit boo ñàkk bakkanam ci mbas mi yóbbu lim ki ba junni ak juróom-ñeent fukk ak benn nit yoo xam ne jot nañ ci faatu bi mbas mi duggee ci Sénégal ak tey jii waxtu yi kon téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent nit ñoo nekk ci traitement bu ñu sukkandikoo ci docteur El Hadj Mamadou Ndiaye maa la ko junj ci ndorteelu xabaar yeeg Pape Amadou Sarr moom la ñu dénk DER di délégation à l'entrepreneuriat rapide moom nag ni ki tey moo nekkoon ganuk Mamadou Ibra Kane ci jeudi dimanche moom nag jot na indi leeral ci ponk yu bëri yoo xamante ne nii ñu ngi koy daal di yëkkati di ko teg ci yorin bi nga xam ne kon yore na ko kuréel woowule moom nag nee na yorin gu baax la yore kër googu ñu ko dénk waaye tamit lu toll nag ci téeméeri junni nit jot nañu daal di bénéficier wu maanaam kon jot ci financement yooyu kon xam ne ñu ngi koy jagleel jigéen ñi ak ndaw Sénégal lépp moom nag nee na tamit lépp loo xamante rek mooy kër gi na mu ko yoree noppi na ngir ñu daal di ko càmbar maanaam audité ko ñu sukkandikoo ci kàddoom ñu teelu ko moom Pape Amadou Sarr ci micro Mamadou Ibra Kane. Pour les maires, je les comprends, il n'y a aucun problème. Je ne leur en veux maire yi pas. comprendre naa leen Dans la amul salle benn problème avec amul leneen li nga xam ne tamit jàppal naa leen ko ci J'ai sama xol j'ai ba may dugg ci salle bi averti. xamoon naa ni dinañ ma N'y yuuxu allez pas. am na sax ñu ma jotoon On va artu payer, avant on va même ci ñoom payer sax des am na ñi nga gens xam ni pour dañoo faire. fay ay nit Oui, ngir ñu des def gens liggéey qui boobule ont am naa payé. ay Je sais preuve que naka j'ai noonee des tamit preuves. koppar bi nga xam ni moom nañu jox ku nekk ci ñi nga xam ni dañ ma doon yuuxu ci xayma jot nañu lu toll ci benn million yu toftal te loolu nag jëfu ay ministre la ay maire naka noonee tamit ay député te loolu du lu yees dafa doon ay doxalin yi nga xam ni dama koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem am na ñuy wax ni man bokkuma APR di ma critiquer saa su ne mais man républicain la dama gëm li nga xam ni moom mooy jëmmal république man république moo ma yar moo ma jox bourse ngir ma jàngi tey jii nag république boobule laay jaamu ay soxlaam Éduqué, qui m'a donné une bourse, qui m'a fait partir en France pour étudier et que je suis revenu et que je sers la République. kon Pape Amadou Sarr doon indi leeral ci yuuxoo yi ak tamit ne ay nit la ñu daal di fay ngir ñu daal di def jëf ju ñaaw joojee waaye nag terewul moom noppi na ngir rek gën a ñoŋal yor ju jëm ci délégation à l'entrepreneuriat rapide bu ñu jagleel wàllu jigéen ñi ak ndaw Sénégal ci loolu kon maa la koy junj léegi moom nag nee na noppi na ngir ñu càmbar na mu yoree DER moom Pape Amadou Sarr doot na indi tamit ay leeral nee na lu toll ci téeméeri junni nit jot nañu kon jotee ci financement yu bàyyeekoo ci DER waaye tamit nee na liggéey bu ñoŋ la liggéey ci bopp kuréel googee ñu ànd ci leeral ak Abdourahmane Ly. doxalin gu leer nañ te jaar yoon loole la Papa Amadou Sarr di jéem a leeral ci jury du dimanche mu tàmbali njëkk ci ay chiffres moom Papa Amadou Sarr ngi yégle ni ci lu xaw a jege ci téeméer juróom-benn fukk yi njëriñ li fës na ci loolu ci lu ëpp ñaari téeméeri junni nit yi nga xamante ni jot nañu ci financement wu DER yi Papa Amadou Sarr ngi yégle ni sax noppi na
ngir ñu audité ko. Nous avons un commissariat au... fii ci réew mi am nañu ab commissariat au compte bi nga xam ni day def liggéeyam at bu jot jamono ji sax tàmbali nañ seen liggéey ak ñun ñaari at yi ñu génn gis nañu ni liggéey bu ñu def dafa mucc ayib te jàpp naa ni itam que ni atum 2020 li ni mel tamit la ñuy nemmeeku ndaxte man du ma caaxaanee li nga xam ni moom mooy transparence éthique ak jubal fu mu nekk nii ñëpp seen xel mu ngi ci ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards yi nga xam ni moom la njiitum réew mi Macky Sall annoncé pour man jël suñu xel yépp def ko ci yooyu les koppar doonul li nga xam ni moom mooy lu gën. d'équité, de transparence, de bonne gouvernance. xëyum ndaw ñi muy li nga xamante ne na boppu kilifa yi nga xamante ne ñu ngi si fexe wut saafara benn si saafara yi di conseil présidentiel bu ñu nar a amal si ñaar fukki fan ak ñaar si weeru avril gi ñu nekk. Tout le monde aujourd'hui ne pense fu mu nekk nii pour man laaj bu ñu war a samp moom mooy ban politique publique la nguur gi war a mën a teg bi nga xam ni dina mën a jaamu soxlaay ndaw ñi rawatina lu jëm ci wàllum xëy fii ak lu yàgg. politique industrielle bu mucc ayib day jaar tamit suñu daal di transformer suñuy produits agricoles yi nga xam ni fii lay jógee ci réew mi. de résoudre dans le long terme la question de l'emploi des jeunes. Une politique industrielle adéquate, comme l'a dit notre ami et opposant. C'est aussi la transformation de nos produits agricoles pour créer de la valeur ajoutée. Papa Amadou Sarr ngi leeral si beneen wàll wi ni doomi réew mi nekkee ca bitim réew am na si ñi nga xamante ni jot nañu si financement wu DER yi condition bu mag bi leen di may ñu jot si bu ñu sukkandikoo si Papa Amadou Sarr moo di fexe ba projet bu ñuy amal ñu defee ko fii ci mim réew. Abdourahmane Ly jërëjëf ñi farak njiitu réew mi Macky Sall bokk ak ñoom lang ci diwaan bu Saloum ñoom nag jot nañu daje waxtaan wu yaatu la ñu amal ngir xool nan la ñuy def ba indi saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne ndaw yi ñu ngi koy jànkonte rawatina jëm ci wàllub xëy ñoom nag amal nañu lël wu yaatu jagleel ko waxtaan wu xam ne kon dafa jëm ci xëyub ndaw ñi waaye itam tàggat leen ak tamit nan la ñuy def ba jot ci financier yeneen ponk Ibou Thiam moom moo jiite li ñuy wax commission scientifique bi ñu teewli kàddoom ci micro Adama Sarr Astou Mbaye. Afrique boo ko saytoo aussi da ngay gis ne ndaw ñi ak le problème de l'emploi dafa nekk lu taxaw ñu ne nag ñun war nañ ci xalaat d'autant plus que son excellence le président Macky Sall dafa génn le 8 avril ne ndaw ñi dégg naa leen danaa leen accompagner ak benn orientation budgétaire ba nga xamante ni dañ leen di dugalal 350 milliards accompagner leen mais aussi daneen mu ñëw le 3 avril ne danaa ko renforcer ak 100 milliards ñun ñu dégg loolu appel boobu ñu ne dañ koy accompagner ñun nan lañ koy defee ñu ne dañuy def lël ba nga xamante ni dañuy dajale ndawu Kaolack yëpp bàyyiwuñ kenn. aussi dañ ko ànd ak service technique déconcentré de l'État yi vraiment di rafetlu seen teewaay nga xam ne tey da nga fi am ay exposé ya nga xamante ni dañ lay wax concrètement diagnostic bi ñu def ci emploi des jeunes dans le département de Kaolack opportunité d'emploi yi fii génn ak concrètement yan ligne d'action ya nga xamante ni bu ñu ko tegee fii ak diir danañ mën dugal jeunes yu bëri dans le secteur de l'emploi. ginnaaw Kaolack Kër Massar itam desul gannaaw ci xeex lépp lu jëm ci wàllum ñàkkum xëy ndaw Sénégal amal nañu tamit ab lël waxtaanee bu baax lépp loo xamante ni pexe la buñ ko nasee ngir rek ñàkkum xëy ndaw yi jeex Sénégal loolee tax ñu amal ab lay waxtaan wu yaatu seen biir ñu ànd ci leeral ak Mamadou Lamine Fati reportage. tàggat bu ñuy def ndaw yile doon na li nga xam ne soxal na bu baax a baax centre de recherche et d'essai bu nekk ci Géejawaay ñoom lu ñu bëgg rek mooy ñu taxaw ci utub saafara ci ñàkk xëyu ndaw yile. gannaaw bañ dégloo appelu président de la république jamono yële si ginnaaw mu ne dama bëgg kat képp ko nga xam te ne yaa ngi nekk Sénégal bu ñu utiliser sachet plastique parce que gis nañ lu muy def si environnement bi ñu ne ñun dinañ xool nan la ñuy répondre à l'appel du président de la république créer benn atelier tuddee ko donc promotion de l'utilisation des emballages en papier si lañ jël ay ndaw former leen initier leen ba tey outil nañ leen ba tey je pense que avec l'appui du ministère bu ñu jotee ay yeneen jumtukaay dina mën a développer unité ba nga xamante ne ay emballage en papier kese lay def bu ko defee fii Guédiawaye dootu ñu utiliser benn sachet en plastique. donc si biir atelier yi aussi am na benn atelier bu ñu wax sérigraphie numérique bi nga xamante ne lépp lu nga xamante ne tirage la rek avec l'ordinateur dañ koy def. ngir gunge ndaw yi ci wàllum formation ak jóg liggéeyal seeni bopp ministère bi yore mbirum enseignement supérieur recherche ak innovation sukkandiku ci direction bi yore mbirum recherche ak innovation bëgg teg ci réew mi yëpp ay centre de recherche ak d'essai yi nga xam ne dina yombal bu baax a baax ndaw yi ak jigéen yi lee ñu mën a am formation. boo jàppalee benn jigéen rek jàppale nga au moins fukki nit ak juróom yoo xam ni yu bootu ci
ginnaawam lañ jeunes yi ñii jàng nañu di wut liggéey ñi jànguñu mais ku si dem si benn CREI wax li nga xam ni moo la gën a ñor moo leen ko jàngal soit si ñetti weer bu dee dafa am loo xam ni dafa nekk lu war a xóot lool loo xam ni si ñetti fan mun na leen la jàngal boo xam ni boo góorgóorloo tuuti ëllëg mun nga jógal sa bopp wuti quelques moyens ces moyens yooyu ñun dañ si jéem a def lu ñu mun. mu jàpp moom mooy que département bu nekk dinañ góorgóorlu ba mu am centre bu ni mel dinañ jéem a sax xool si commune bu si nekk c'est bu war na ma 300 yu am si réew mi ñu góorgóorlu ba at yii di ñëw mu am centre. ñi nga xam ne ñoo nekkee ci centre de recherche ak essai bu nekk ci Géejawaay dalal nañu directeur bi yore mbirum recherche ak innovation ci benn séminaire bi nga xam ne ñoom def nañ ko ci wàllum sérigraphie waxtu ji nga xam ne CREI ibbi na opportunité yi nga xam ne ñu ngi koy may ndaw yi ak jigéen yi le ñu dem ci wàllum formation bi nga xam ne duñu fay dara. Mamadou Lamine Fati jërëjëf ñu wax ci wàllu njàng meek njàngale mi ak kuréel yi nga xam ne moo ëmb waajur ak ñi nga xam ne ñooy waajuru ndongo yi ak étudiants yi ci Sénégal defal nañu xayma ku yaatu ginnaaw ba ñu dalloo congrès bi nga xam ne kon amal nañ ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars gi ñu génn fii ci Ndakaaru ñoom nag nee nañu kon danañu bokkoon ci siège bu IPE ginnaaw gi nag Abdoulaye Fane moo ko daal di xamle ñu teewli kàddoom ci micro Babacar Seck. li am solo mooy nañu am accordu ministère bi waxtaan nañu ministère fan yi passé ministre bi ci boppam ba moom dinañu jàppale pour ministère des affaires étrangères accepter Sénégal dal di abriter siège bi bu ko abriter ba pare nag léegi li ci des moom mooy ñu am ay local bu ñu amee locaux yi xayrun bu fekkee ne état bi jagleel nañ ñu ko baax na parce que am na patrimoine boo xam ne immobilier boo xam ne war nañ ko mën a am pour siège bi daal même bu fekkee ne état bi peut-être kiiwul te am nañ ci yaakaar en tout cas dinañu def suñu moyens yoo xam ne dina am louer ay locaux ñu mën a permettre ñu fonctionner te aussi dafa am administration siège bi ñun ñooy assurer secrétariat permanent bi il y aura un secrétaire permanent avec des services comptabilité finance ainsi de suite defar nañu organigramme bi bu boobaa services yooyu aussi IPE day def appel à candidature bu ñu defee appel à candidature léegi ñu dal di seet ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo gën a am profil bi ñoom ñu occuper responsabilité yooyu am nañu yaakaar ne et je crois que am nañu yaakaar ne ñun peut-être ñooñu bu ñuy recruter ñu recruter ci ñun en attendant que peut-être bu yëf yi demee ba am yenn doole yi comme yeneen organisation yi comme ay Confemen ay Confeges yooyu nga xam ne bu amee ay poste siège bi ñeneen ñi nga xam ne ñii dañu dëkk bitim réew ñoom ñooy dal di ñëw occuper yenn poste de responsabilité. ginnaaw fitna yi amoon ci Sénégal ba nag lu bëri ci bakkan rot ci askanu Sénégal rawatina kon ndaw ñi jël bëgg mbir yi kon jël ko def ko seen yëfu bopp am lañu waxtaan wu yaatu ngir xool na la ñuy def ngir loolee kon bañati amati ci Sénégal waaye itam mu nekk loo xam ne kon lu ñu daal di fàttali ba faw waaye nag ñoom nañ lan la ñuy def ba nit ci pexe bu ko defee jafe-jafe yi nga xam ne ndaw ñu ngi koy jànkonteel rawatina kon fitna yi am ci Sénégal lépp mu daal di jeex tàkk bu ko defee li nga xam ne kon moom mooy jàmm jeeg jàmmoo gi sax dàkk ci Sénégal loolee taxoon ñu amal ndaje démb ci maison de la presse bu Babacar Touré ci loolee nag mu nga amee ginnaaw teewaayu Pape Mbaye Diaw ak Serina Mbaye. violence sociale ak politique yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci askan wi doon lu ëlëm boppu ndaw ñi ci benn ndogu débat ci lañ toog daal di waxtaanee lan moo waral indi jafe-jafe yooyu. ñun on est des jeunes on est des Sénégalais et le fait que ñun ñu nekk ay Sénégalais dañu war a œuvrer pour préserver ak yi ñu am dañu war a œuvrer pour aar li nga xam ne mooy institution yi dañu war a def en sorte que quelle que soit en fait divergence yi ñuy am muy doon des divergences de vision des divergences d'appréciation mais mu bañ a doon des divergences personnelles ndax kër goo dem di nga fa gis APR di nga fa gis Sonko di nga fa gis PDS di nga fa gis leneen donc ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay nu ñuy def nag au-delà de nos appartenances ñu mën a am loo xam ni moo ñuy boole pour fi ñu bëgg dem ñu demandoo fa et que ñu génn ci développement bi loolu mooy appel bi. médiateur de la République doonoon modérateur u panel bopp di woo ndaw ñi ñu gën a doon ay patriotes te it di roy ci ñu baax ñi nga xamante ni nekkoon nañ ci dëkk bi ku ci mel ni Ahmed Dansokho. C'est en réalité ñun nag tey ndaw ñi ñoo waral suñu teewaay fii ñoom ñoo ñu fi woo ngir ñu àddu jëmale ko ci li nga xam ne violence yuñ faral di nemmeeku ci biir dëkk bi ngir amal ko ab saafara nekk nag lu am solo ndaw ñi
ñu mën a xool ci mag ñu baax ñi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi rawatina ku ci mel ni Ahmed Dansokho mi nga xam ne royuwaay la ndax liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne biral na ko ci biir réew mi ndaxte ndaw nag bu amee royuwaay lu bëri dina ko jombal boppam c'est bon. La mémoire qui ne sera jamais définitivement déflorée du papa Amath Dansokho. ñenn ci panélistes yi di xam ne nag jot na jamono ji Sénégalais yi ñu daal di concentré wu ci li nga xamante nii moo di l'essentiel bi. La chose la plus importante pour moi. mbir mi newut kii mooy jiitu wala kële mun mooy jiitu ñun si lu ñuy dund rek mën naa ko duppee li nga xam ne moom comme mën nañ ko duppee bombe économique ay jafe-jafe yu tar la ñuy dund waaye nag ñun war nañ gën a mën a jàppalante ku nekk indi sa njàppandal ngir nag li nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ngir ñu mën ci génn bu ko defee rek ndaw ñi ñu mën leen gën a gindi si jafe-jafe yi yoo xam ne daal ñu ngi koy dund. Qui veut travailler, qui veut sa dignité économique à l'essentiel. ci ndogu débat boobu nag personnalité politique yu bëri ak i ndaw ñoom teewe woon nanu mbir mi. ma ne ko junj ci ndorteelu xabaar yi coordination lébu ëmb téeméer ak ñaar fukk ak benn dëkk ñoom nag def nañu tournée gu yaatu woo xamante ne ni pàcc wu njëkk wi ñu ngi ko amalee ca yéen lanu bëgg rek mooy lépp loo xamante ne ni ay laaj la te nag ñu tënk la ñoom ñëpp yaa ci indi saafara gu yaatu rawatina lu jëm ci wàllu coowal suuf si yóbbu leen nag nee nañu danañ ci bay seen waar xar si seen tànk tubéy ngir lépp loo xamante seen moomeel la ñu gën ko daal di ñoŋal ñu ànd ci leral ak Babacar Seck. téeméer ak ñaar fukk ak benn gox ay lébu di fa yeewoo ci tukki nemmeeku bi mu amal doore na ko commune bu Yène ci waxtaan yan fa amal mbirum suuf ñëwaat na lu bari. tey nag ñu jëkk a def daje bi Yène li tax ñu jël particulier jël ñëw Yène mooy Yène seen organisation dafa baax maire bi dafa ànd ak chef de village yi ànd ak conseil municipal am ànd ak borom dëkk yi looloo tax ñu ubbee ko tey Yène. waaw lébu yi xam nga ku wax lébu rek lébu bay la doon def ak napp te suuf moom dañ ci bari jafe-jafe dañ ko def par zone defuñu ko par village par zone lañ ko def ngeen Yène tey Yène moo daje ak village yi mu séqal commune bi yëpp. nganu lébu yi ci Yène dina may kilifa yi ñu xam seeni jafe-jafe ndax ñu mën koo àggale ca fan koy saafara. dañ leen di encourager ñoom démarche bi ñuy def nii mu continuer bu ñu paree nag lépp lu ñu tënk bu soobee yàlla tekk suñu loxo. ñu ànd ak ki nga xam ne mooy chef suprême de la collectivité lébu mu Ablaye Mactar Diop mais buñ ko jébbale borom réew mi yaakaar naa saafara mën na si am ndax loo xamul ump na la mais nag bu fekkee président yëgul xamul mais du mën a agir mais bu fekkee yàlla def na ñu def tournée ba yegg tënk li nga xamante ne moom lañ bëgg tekk si loxo ki nga xam ne mooy suñu kilifa yaakaar naa président de la république mën na si sukkandiku pour régler problème yooyu ndax mu ngi koy def tous les jours. ñaareelu pàcc tukki nemmeeku kuréel gi lëkkale téeméer ak ñaar fukk ak benn goxu lébu dinañ ko amal ci tundu jandeer ginnaaw weeru koor gi. Babacar Seck jërëjëf ginnaaw gi nag ñu def taxaw seetlu jagleel ko laaj wu rëy ci weeru koor gi ci Sénégal ak ci àdduna wërngal këpp rawatina liggéey nga xam ne kon day laaj doole wala jafe-jafe yoo xam ne kon askan ñu koy ci yëngu danañ daj ay coono ci weeru koor gi bokk na ci maçon yi ak yeneen liggéey yoo xamante liggéey yu métti la ñoom nag nee nañu pexe amul ndax nag loolee da leen tënk moo tax faaw rek ñu daal di sàmmonteeg ponk wi di weeru koor wi mën a ko daal di woor ñoom nag jàpp nañu nag donte liggéey bi métti na trop. pexe amul foofu ñu daal di woor ñu ànd ci ak reportage bi nga xam ne ay sati kon defal nañu ko ak Moussa Fall. ay maçon sëgg ci seen liggéey malaxeur grue lépp di dox ngir mën a génne ci suuf ab immeuble R+7 maçon bii di leerala ni liggéey bu laaj Pastef la muy lu metti loolu wante daa doon ab métier bu ñu tàmmal seen bopp ñu yàgg ci loolu. oui absolument bon li nga wax comme ni nga ko waxee sànq liggéey maçonnerie ci weeru koor xam nga yombul te liggéey bu metti la te it en général boo xoolee ci weeru koor ni ñu ko doon liggéeyee ak ni ñu doon liggéey aussi te ci avant koor te nag la ñu liggéey parce que ñun ay góor yàlla lañu non seulement mais ñun dañoo teel a tett ci liggéey ci wàllu maçonnerie te it nekkul ne koor gi ñëwoon rek da ngeen di wàññi ni ngeen doon liggéeyee mais non tel n'est pas le cas. mais toujours vraiment ci benn circuit boobu la ñuy continuer. lu soriwul dara ñu egg ci ab chantier boo xam ni R+8
Alioune Top donte nanguwul woon yëkkati kàddu mu ngi ñu xamal ni seen métier coono kese la doon jullit moo tax ñuy liggéey boole ci di woor. obligé ndax suñu borom dafa wax ne nit ki da ngay liggéey ba yaakaar ne tey ngay dee mais nga jaamu yàlla ba yaakaar ne tey ngay dee wala nga yaamu ba yaakaar ne dootoo dee yow moo tax c'est obligé en fait dañ koo jàng mu nekk suñu professionnel ça fait 8 ans ñooy si nekk ci di dund ak moom muy metti ñu di ko gérer ba keroog yàlla may ñu si ay yeneen ak yeneen ñu ko yor ok mais koor gi dina ci metti nag dina joué ndax xam nga ñàkk lekk ñàkk naan neexul en fait nga ñëwaat di liggéey ci bâtiment su looy liggéey bâtiment rek dafa diis asmaraak boo lekkul naanoo. donte ne dañuy daj coono ci weeru sell wi maçon yi duñu jot ndàmpaay. bon non amul juuti ay ndàmpaay yu ñu ci teg noonu rek lay demee même scénario mooy kon jusqu'à présent waaw mënoo ci ñàkk gis sa bopp ndax góor dañoo naan liggéey moo ko war te it boo amul bi li ci gën am boo amee li ci sës rek jël y a pas de souci donc pay mi taxul ñu naan vraiment pay bu à 100% la mais bon c'est pourcentage bu acceptable la 50% la daal on peut dire. ñuy liggéey di ci def seen kàttan yépp ci naaj bu tàng bi boole ci xiif sonn te duñu mën a naan maçon yi dañuy daj coono bu metti ci weeru koor bi boole liggéey ak woor du lu yomb ci ñoom. Aïssatou Kane jërëjëf ku wax nag weeru koor wax naafila ca juma bu El Mansour bu Grand Dakar dem nañ fa xool ndax nag li nga xam ne moom mooy askanu fay dikk ndax sàmmonte nañoo ak mesures yi nga xam ne kilifa yi teg nañ ko ngir xeex mbas mi ci Sénégal ñoom nag nee nañu waaw ndax képp koo xam ne yaa ngi dugg ci juma ji da nga jël sa masque ak tamit lépp loo xamante ne wareef la nga xam ne kon dañ ko teg ci bërëb ba ngir nga mën fa dugg ngir rek daal di julli waaye nag ñoom tamit nee nañu li nga xamante ne mooy mbas mi ak jafe-jafe yi nga xam ne kon indi na leen ko donte nag nooyal nañu lépp lu jëm ci wàllu mesures yi terewul ñu ngay sàmmonteeg lépp luy digle ñoo ci leeral ak reportage au Omar Kane. masque bu nëbb gémmiñ bi ak bakkan bi sajaadawam ci loxo nii la Ousmane Sarr di ñëwee naafila bés bu nekk fii ci juma El Mansour bu Grand Dakar. obligatoire parce que bi feebar bi amulee woon loolu daawul am. buñ ko exister rek kon am na lu tax mooy feebar bi. juma El Mansour bu Grand Dakar jàkka goo xam ni bëri nañ ñi fi ñëw ci weeru koor gi ngir naafila kooru daaw fekk ñu tëjoon jàkka ji ndax mbas mi ba tax naafila wuñu limu ñu am feebar bi wàññeeku bu baax ak vaccin yi ñëw tax ñu ubbiwaat jàkka ji. xam nga ñun fii ci juma El Mansour tëj nañu ñaari yoon tëj nañu ci bi nga xam ne bi gouvernement bi moo waxoon nañu tëj bu demee ba gouvernement bi bu mu bàyyee loolu ñun tamit ñu tijji nekk di julli ba ci kanam deuxième vague bi ñëwaat mu ñëw ak doole ñu tëjaat encore ba ci fan yi mu commencé wàññeeku bu baax a baax te tamit solution am ñàkku yi gis nañu daal li docteur yi wax mu ngi am njëriñ mu ngi tane loolu moo tax ñu ñeme ubbiwaat jàkk ji waaye respecté yenn geste barrières yi ndax mbas maa ngi fii ba tey. bu njëkk bi distance lañ jëloon boo seetee tap yi di nga gis scotch yi ñu si defoon yi sax nu ñu marqué distance la ñu defoon boobu temps en même temps nga indi sajaada en même temps nga indi masque léegi nag distance bi bàyyi nañ ko léegi da ngay indi sa sajaada rek indi sa masque mesure barrière loolu nag. surtout masque bi moom duñ ko baale masque moom boo indiwul masque doo dugg jàkk ji am na ñu taxaw ñoom ñu ngi nga xam ne ñoom loolu rek la ñuy garder commission boo xam ne bi loolu rek mooy seen njëriñ ñu ngi taxaw di toppatoo loolu kenn du dugg jàkk ji fekk amoo masque. bu fekkee ni sajaada bi nekkul lu obligatoire masque bi moom lu obligatoire la yenn responsable jàkk ji di wër di xool ñi solul masque. képp ku solul masque ñu ñaan la nga génn dem indi sa masque.
Omar Kane jërëjëf des ba tey ak laaj wu ñu jagleel weeru koor wi ci juma point E la ñu jëm bile yoon ginnaaw bu ñu jugee ci juma bu El Mansour bu Grand Dakar ñu bëri nag ci askan wi foofee doon na seen jubluwaay leen rek moo tax ndax da bëgg a dem ngir teewee durus yi ak li nga xam ne moom mooy tafsir yi fay def ngir rek tamit yandu fa bu ko defee kon ñoom nag ñu mën a kon def seen koor nu mu waree ñu ànd ci reportage Pape Mbaye Diaw. ci jamonoy koor gi jullit yu bëri dañuy faral di dem ci mosquée yi boo demee fële ci point E jullit yu bëri ñu nga fa toog di déglu ki nga xamante nii moo di imam bi di def tafsir bi. kii nag doon kenn koo xamante nii moom dafa woor mi ngi ñuy xamal rek ne moom day ñëw fii ci jumaa ji ngir déglu tafsir yi moo ko gënal mu toog kër ga te deful dara. man ci ñun laa bokk bon en fait weeru koor moom daf di weer boo xamante ni daf di weer bu màgg 12 mois la n'est-ce pas léegi muy nekk benn ci weer boo xamante ni moo gën ci weer yi mu desee bés bi nga xamante ni tey mooy bésu aljuma bés yi gën ci bés yi donc je pense que ni weeru koor dañ ciy war di profiter di jaamu yàlla jëlee loo xamante ni xam-xam la tey jii lépp lu nga xamante ni xamuñ ko woon ñoom bu ñëwee fii ñoom seen waxtaan yi à travers si seen discussion yi waxtaan yi am solo yi ñuy waxtaan ñun dinañ ci xam lu bëri jàng ci lu bëri. kii doon benn étudiant mais bari na lu muy faral di ñëw ci jumaa ji moom nag mu ngi xam le rek ne tafsir bi am na njëriñ lool. ñun jullit moom te comme weer la wax ne weeru profité la weeru gën a mën a jege suñu borom xëy na loolu waral si sama njort ma jàpp ne ñenn ñi di am yéene wu xëy na di ñëw di julli si jàkka ji bu waxtaan amee tamit ñi nga xam ne amuñ benn yitte ñu toog teewlu ko ba lépp ki daal ñu delluwaat si seen ay yitte bëri na ay waxtaan yu fi def di soññaat gars yi den delloo si mu doon ay waxtaan yu am solo yoo xamante ni képp ku julli rek jàpp naa ni heure bu occasion présenté woo rek di nga def tout pour bañ ko raté ndax njëriñ rek daal moo si nekk. imam bi nga xamante ni nag tafsir bi moo koy def ci jumaa ji depuis 2007 ba léegi mi ngi ñuy xamal lan mooy njëriñu tafsir ci jamonoy koor gi. wax ni waxtaan wi nga fekkee ma ko doon def ci biir jàkk ji nag tafsir la tudd dama doon tafsir Quran Karim ñu ngi woon si suratu Fatir benn saar la boo xam ne yàlla boo ko tuddi boppam Fatir tur la ci turu yàlla yi maanaam sifatun min sifatillah qualificatif la Allah Fatir moom mooy ki jëkk tafsir boobu nag dañ koy amal fii ci weeru koor bëccëgu weeru koor depuis 2007 ba 2021 noonu lañ ko tàmmee def noonu lañ ko baaxoo def fekk kilifa yu baax yi nekk si jumaa ji nag tegoon tafsir bi sama loxo ma ko doon doxale noonu kilifay jumaa ji yu baax yu sell ñoo yëkk tafsir bi tegoon ko sama loxo. ci jamono ji ci koor gi nag jullit yu bëri dañuy faral di dem ci jumaa yi ñenn ñi sax dañ fay toog bis bi yëpp ngir jàng alxuraan ak déglu tafsir yi. Pape Mbaye Diaw jërëjëf mbokk yi jërë ngeen jëf sant leen bu baax gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV loolee laf laaj kon xabaaru Njolor si gërëm ñëpp ñi ci jàpp ba lépp yemb rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxe bu ca la àndee feeg boobu ngeen woy duñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñu ndoog jàmm.